diisul woon. waaw weekend bi xawoon na diis. waaw dugg beeg génn yi c'est normal dem ak dikk. c'est normal. waaw dem ak dikk. c'est normal. ci la ne nag. sant yàlla rek. le grand professeur Siré. oui grand maître. naka moom. l'homme des sondages. voilà Ibrahima Touré le grand journaliste. ñu ngi siyaar bu baax. le grand maire. dëgg tey. maire par force et pas. sans force ah. sans force Rufisque lan la. ouest. Rufisque ouest man dama koy fàtte rek. Rufisque ouest la. Rufisque ouest la. sama dëkk fa ma dëkk. ah oui juddoo fa màggee fa wax nga dëgg si la am na lu am importance lu mu wax. mu ni. mer ngemb. bokk la ko pare. ku fépp. non mer ngemb laa wax. nekk sa parti. lu fa xew ba investir ñu la ngay wax bu dee dëgg la ca yow. yaa ngi peese pire. am kattan am doole. waaye parti ba duñ la bàyyi nga dem. te Ahmed Fall Braya dafa am loo xam ne ay actes yu mu posé Siré. yoo xam ne bu doon xaalis la dañ naan dollar la dafa wàcc. tout à fait. transhumé wul Macky Sall di ñëw mu dem gàttandu ko moom ak Omar Sarr ak Mansour Faye ñu gis leen ci tribune ñu kii. waaye te gis nga PDS ñu ci baree bari du ñëpp de am na ñu am base de mais ñu ci baree bari Ablaye Wade la. tout à fait. Wade a son électorat. boo xam ni moom la. ba Ahmed Fall Braya ñu naan moo gañewul en 2014 Ahmed Fall Braya boobu ak Ahmed Fall Braya wu 2022. c'est très difficile. bokkul ngir ñaari mbir benn yooyu mu fi posé woon ñu naan transhumé ak transhumé wul. ñu bari bàyyi nañ ko ci. dont le PDS. Ahmed Fall Braya kañ la bàyyi PDS. ñu ngi naan Ahmed Fall Braya quitte le PDS pour Bougane Gueye Dany Ahmed Fall Braya ba mu génnee PDS ba 1900 la. même le référendum. il a voté oui. y a une note bu jóge woon si maître Ablaye Wade. waaw. ak Mayoro Faye. waaw fan yee passé di wax ci wàllu coordination départementale PDS. à Saint-Louis. fekk moom mu posé woon benn acte boo xamee ni moomale ko PDS. waa PDS génn pour xam ne ni kii. nekkatoo du moom la ñu tabbuñu ko ci dara te. il n'est pas habilité à appeler ay réunion ci coordination départementale PDS. beneen bi mooy Siré li mu wax ci Mary Teuw Niane ak Mansour gis nga Siré Mary Teuw Niane mënta am doole xanaa mu génn bañ a nekk candidat APR bañ a nekk APR mais mënoo nekk biir APR nekk militant wu Macky Sall ba pare candidat wu Macky Sall bi nekk foofu nekk un ministre de la République nga koy rawee ay 10 points yéen ñi dafa neexul dégg xam nga la nekk biir APR le patron de l'APR dans le département wala dans la région yow nga ñëw romb ko de 10 points di wéy Mary Teuw Niane mënul rawee loolu ci koo xam ni mooy candidat wu Macky moom la ama ma demee suñ dëkk temps passé dama leen wax ma ne leen bu yeboo ku mën na nga jéem a nekk candidat wu tête de liste Benno Bokk Yaakaar yéen fii sama mbokk séeréer yi fii moom ñëpp Macky la ñuy woteel fii ku jiitu ci liste Macky moom am nga 98% ne di nga gagné. mais loo am doole te jiite woo liste Macky Sall ci biir Fouta gi ak ci biir Sine gii pour nga gagné dana jafe. loolu moom mooy dal gars yi fële. mais Mansour Faye gars yi mën nañ ko raw opposition mën nañ ko raw. mais pour ko bokk APR foofu noonu defar liste raw Mansour Faye. beneen bi mooy Ndar la. c'est ça Bougane Gueye Dany Ndar Khalifa Babacar Sall même bu nekkul candidat féefam Ndakaaru la. Ousmane Sonko même bu nekkul candidat coow li dafa war a dem soutenir waa Ziguinchor Malick Gakou bu nekkulee candidat Yewwi Askan Wi coow li moo war a nekk point focalu Yewwi Askan Wi Géejawaay nekk patron wu Géejawaay gunge booy Géejawaay parce que Géejawaay moo fay patron. Bougane Gueye Dany bu nekkul candidat Ndar coow li Ndar la war a dem taxaw. absolument mu doon basam parce que foofay dëkkam. est-ce que loolu mooy justifier. alliance bi am digganteem ak Braya. loolu moom mooy dëgg. d'ailleurs xam nga avant may ñëw si question mais ay ñoom Braya yi. lu tax man gëwuma leen ay mer ngemb lañ. bu ñu amoon li ñu bëgg duñ génn PDS bay fekk ci Bougane. mais El Hadj mer ngemb buy bari na de. waaye ñàkk pexe la. mer ngemb buy bari na de. non dama ne ñàkk pexe la laa la wax. ñàkk pexe la. pexe lañ wuti nii. mais bu doon gëm nañu Bougane ba Bougane wootee gëm sa bopp nga lañ koy fekk. justement grand kii laa bëgg a ñamasa bala nga am gis nga benn jour maa ngi koy wax bi Bougane demee rallier coalition Yewwi Askan Wi man leen def na erreur stratégique politique en fait lii la woon tey jii boo xoolee moom dafa war a
jaar tëgg yoonam tey jii boo xoolee bu amee ay tension xam nga Yewwi Askan Wi actuellement investir ñi nga am ay tension dafa mel ni comme paradoxalement quand il y a des tensions ici Gëm Sa Bopp coalition mi ngi bonifié ci même si mën nañu teg tension ci Gëm Sa Bopp parce que aujourd'hui xam nga ñu ngi koy wax mais y a eu quand même beaucoup de départs dans Gëm Sa Bopp am na ñu Nafissatou Wade bërki démb et cetera c'est vrai que comme toutes les coalitions dina am ñu dem dina am ñu ñëw mais c'est normal investir moom bul sax sonn bul bari loolu moom non intégré naa paramètre mais c'est-à-dire que c'est moins compliqué ci coalition bi beneen bi mooy si le président Bougane Gueye va avoir un destin pour 2024 il faut qu'il crée un repère d'ancrage et de proximité pour tout leader il faut un repère d'ancrage et lui son repère d'ancrage mooy li amee doon wax fii mais c'est simple mais Ahmed foofu laa lay wax ci affaire sondage bi nga wax nii rek pour ñu terminer xam nga nit ñu bëri dañuy jaawale la nature élection locale yi gis nga élection présidentielle kooku bëri dóor la mais élection locale mbapat la parce que ci suuf lay amee donc yow considération bi ngay wax nii su fekkee da nga nekk ci logique gu bëri dóor la ou c'est le parti en haut qui présidentiel voilà mais fii ñu nekk ni élection locale dynamique boo xam ne yow nga nekk ci kaw ça ne signifie pas forcément oui ça c'est l'intello qui parle un Sénégalais qui sait voter qui parle déggoo ma di mais malheureusement le Sénégalais ne sait pas voter déggoo li ma la expliqué Sénégalais xam nga nu ñuy voté muy local présidentiel député il sanctionne le président de la République Macky bu mu fi am dara tout en oubliant que ni fii affaire locale la waa mbër koo ko jox waaye man de gaayen gàkku laa koy jox gaayen moo fi dëkk nag gaayen yow it nag te pourtant bi nga déparé sa kër ba bi nga yegg si école bi beneen intention de vote nga à tout moment à tout moment loolu moom xam ne Sénégalais nu muy voté ay Walf Fadjri ñëw ak ñun ci gis nga loolu nag ñëw nañ ci journaux yi Walf Fadjri ñëw ak ñun ci Sonko ak Khalifa gis nga Abdou Khadir Sanogo li mu wax Birahim loolu moom mooy dëgg gis nga coow li yëpp gars yi dañuy calculer tamit seen avenir politique ah oui bàyyi du yomb maanaam bàyyi du yomb ku ci nekk fi mu nekk nii bëgg nga nekk ci kaw ku ci nekk boo sañoon nga gagner le maximum de collectivité territoriale déggoo ma de parce que dafa am luy ñëw même bu dee Yewwi Askan Wi dañu ne élection locale nañ ànd charte bi loolu lañ ci bind de élection député nañ ànd élection présidentielle nag chacun est libre d'avoir des ambitions ou bien d'être candidat léegi nag loolu nag moom moo indi fi mu nekk nii la guerre des nerfs bii nga xam ni maanaam moom nga gis boog suba bi li ñëw ak ñun ci Soxal ak Khalifa Yewwi Askan Wi ñaari ñi ñoo fa indi problème ñoo fa indi malaise parce que Khalifa Ababacar Sall guddiñ toll nii forcing lay def ngir dekkalaat candidature Soham Wardini non mais kooku candidature am dee na ah Ahmed la yéen qui parle. est-ce que forclos bi amoon na c'est le journaliste qui parle ah. est-ce que forclos bi amoon na. non dama ni. candidature bi jeex na. ok. dañ ne 16 heures ku indiwul forclos Soham indiwul pare nga ñi indiwul pare nañu. kon Khalifa lu muy def nii. non mais procès-verbaux yi dem Pape Diakhaté yi nii Pape Diakhaté mi nga xam ne mooy président commission départementale des investitures bu Dakar Yewwi Askan Wi bokk grand parti mais nee na moom li ko jaaxal mooy Cheikh Gueye mi nga xam ne mi ngi sàkku pour ñu nii leen procès-verbal bi mais mi ngi woon ci travaux yi mais lan moo xew ci diggante bi ba ñu jekki-jekki ne mooy loolu na dem. coow li fépp la am Ahmed Fall Bra yaa ngi nii fekk na Bougane Gueye Dany ngir jàkkaarloo ak Mansour Faye directeur général u ANER Djibi Ndiaye moom lañ investir ci diwaanu Linguère waaye nee na moom nag mi ngi déglu président Macky Sall Aliou Sall nee na la Diop lay jàppale mais Aliou yemu ci Aliou non seulement directeur LONASE la jàppale mais dafa jàpp ñoom Fatmata Tall yekk leen lu mel ni xeme xamal leen carrément ne leen man du ma gis Balla Gaye vraiment di ànd ak ay xuus maa ñàpp nee na yéen ay xuus maa ñàpp ngeen Allahu akbar ay politique terminé yéen kaay ñëw ak ñun ci maire Mbour ak maire Singa fekk nañu Bougane Gueye Dany Ahmed Fall Braya mooy nekk seen candidat fële ca diwaanu Ndar waaw kay dégg gis nga ko nee na Fatmata Tall Aliou nee na yow xuus maa ñàpp nga Sud Quotidien ñëw ak ñun ci femme bi yéegal nañ ko di paquet yéegal ci kaw paquet yéegal ci kaw Yewwi Askan Wi fi mu nekk nii la ñuy sàkku mooy ñu annuler procès verbal ndax nañ ko defee ca boppam nag weñ ngaa nga demee ca mbànjaxaan nga pour vice de forme la ñu wax Birahim source a ñëw ak ñun ci
ne kaay ma wax leen lan moo tax ñu ne nañ leen niilal kon procès verbal bi parce que Barthélémy Dias dossier am ci boppam xam nga ku nekk sa mouvement wala sa parti ci turu sa parti wala mouvement ñoo lay investir d'abord candidat à la candidature ñoom dañ ne nekkul ne comme nekkul ne mouvement taxawu Sénégal moo déposé le Barthélémy Dias taxawu nag war na àtte diggante maire Mermoz ak maire de Dakar di Soham Wardini ak Barthélémy Dias datu d'investiture yaa ngi nii Khalifa fi mu nekk nii dañ koy puusal ngir mu mën a daal jubbanti ko Abdoulaye Diouf Sarr nag ma nga ca tournée yo Yoff Ngor Cambérène Biscuiterie et cetera taxawaayu capitaine waaye Macky dañ koo bind leetar fukki candidat ak juróom-ñaar moo am ca Grand Yoff fukki candidat Boudel Diallo candidat la Awa Ndiaye candidat la Cheikh Ndiaye ma doon ànd ak Mimi candidat la maître Ousmane Seye candidat la Lass Badiane nee na le 1er novembre bii dana annoncé candidature moo tax journal bi ne gis nga Macky Sall ci Grand Yoff lay bay jaawee Macky da ngeen ko seetlu temps yi journal bi mooy wax de nee na seetlu leen Macky Sall temps yi da leen xool karaw gi fii la nar a bay jaawee coow li Grand Yoff coow li Grand Yoff la réew mi quotidien ñëw ak ñun ci xoolal hôpitalu Fatick bi matériel médical yoo xam ne dañ leen a sàcc biraay moom moo kaaraange gi anañ le quotidien yéene kaay ñëw ak ñun ci investiture yi ci local yi gis nga laay boo bëggee doon chef da ngay tooñ chef Ziguinchor coowal Ousmane Sonko ak Ablaye Baldé seen xeex moo gàddaay loo Doudou Ka non maire sortant bi Ablaye Baldé te Ziguinchor moom opposition bi Sonko du ko xëccoo kenn dëgg loolu dëgg te ñaar rek a mën a bëre voilà loolu yóbbu na Doudou Ka ca département ba ca Thiès dilu Macky Sall ak Idrissa Seck moo merloo waa APR Ndakaaru Ndiaye jël Jóob moom li fi nekk ci ay jafe-jafe ci yeewi askan wi kenn xamul nu mu toll yeewi askan wi l'observateur nañu xanaa xamul soo war ne gars yi dañ ko bëgg a sacrifier non gars yi dañ ko éliminer loolu la ñuy jéem dañ koy dañ koo bëgg a wàccee politiquement rey ko waaw parce que nee na gis nga samedi ay booru 17h xoolal de mu ngi nii woo nañ ko ay 17h moom Soxam waaw ay 19h ñu woowaat ko ne ko c'est trop tard xoolal de 17h woo nañ ko ngir mu yëngu 19h ñu ne ko liste yi tëj nañ xanaa nekkul woon Dakar te nee na ba muy dem ca expo wu Dubaay ba jëloon na matukaay yëpp ngir bañ dara bettu ko moom sax am nag yemu ca parce que nee na gis nga Khalifa Sall ci boppam mais moo ko war a woo Bart entendre leen kese moom sax mooy wax de libération yéene kaa ñëw ak ñun ci jamonoy manœuvre yi lañ toll yeewi askan wi ngi nii ci Ndakaaru Njaay jël Jóob soo war ni la muy sàkku mooy ñu niilal procès verbal bi ca golf Alioune Sall ngi nii di jàppale directeur général LONASE jàpp ñoom ñenn Fatmata Tall ne leen ay xuusmaa ñàpp leen ca Linguère gële directeur bu ANER di Jibi Ndiaye moom la ñu investir waaye nee na moom mi ngi déglu président Macky Sall exclusive nañu candidature bi gis nga ko ca Linguère Jibi Ndiaye la gat laas yéene kaay ñëw ak ñun ci yeewi askan bi juróom-benni candidat waaw waaye nag ndaw si bokku ci soo xam bokku ci de ci juróom-benni taxawu Bart lañ indi mu indi coow Nafissatou Wade mi nga xam ne moo nekkoon gëm sa bopp génn na nee na principe yi laloon gëm sa bopp daal ak lañ fa diggee woon ne danañu ko def gisuñu ko bàyyi na Bougane Gueye Dany lambi na feneen ginnaaw réew mi bokk gis-gis Abdoulaye Ndiaye Ngalgu la ñu jàppale ca diwaanu Tivaouane évidence yéeni kaa ñëw ak ñun ci Mamadou Dieng moom la maire département investir ca Koungheul enquête yéeni kaa ñëw ak ñun ci wàllum guerre corruption bi ci biir justice bi réseau financier yi ak wàllum politique Ngunda Fall Kane wax na fi yoo xamante ni nii doy na waar ñetti soxna yoo xam ne benn haut magistrat sénégalais ñoo bénéficié wu 2012 yi 2700 ci ay mètres carrés élection locale yaa ngoog APR candidat yi nga xam ne daal njortees nañ ne mën nañoo am daal njort ci ñoom nañ ñi daal mën nañoo jàll 24 heures ñëw ak ñun ci voilà Yewwi Askan Wi sabar ko tas seen juróom en tout cas daal seen juróom benn yaa ngi nii Barthélémy Dias taxawu Sénégal Abbas Fall Pastef Aïda Niang bés du ñàkk Soxna Maïmouna Diagne FPRS Idrissa Diop Fulla ak Fayda
Daouda Gueye pur mais Cheikh Gueye bu taxaw moom mooy sàkku ngir ñu niilal nag procès verbal bi kayit gi ñu tënk lii yëpp ba bind ne juróom-benn candidat yaa ngi nii bind ci suuf arrêté président de la commission d'investiture département de Dakar jërë nee na loolu nañ ko niilal. te am na fu mu ko wéer. waaw. xam naa ne de. fépp yëngu. guddi gu bët setagul de. fépp yëngu. ah fépp yëngu. yow mbaa yëngule woo monsieur le maire. fee nu mu yëngoo kay kenn xamul lu mu demee. Tëngéej. noo fële na leen. noo Tëngéej kay. kenn xamul la je pense que kii dafa. Ismaïla Madior. non. Ismaïla Madior. le député là kii. Seydou Diouf. gedd na génn na. dafa génn boppam carrément. génn na. waaye di leen joxe information yi. moom day samp ndëndëm parce que Ismaïla Madior la ñu samp te d'accord aussi. Ismaïla Madior lañ sampaat pour la ville. waaw pour la ville. pour la ville. waaw. léegi ana kii député bi nekk fii. waa ji Diouf Seydou Diouf. moom du Seydou Diouf waxul dara. ñëpp moom la ñuy laaj Seydou Diouf moom lan mooy position waxul dara. mais le professeur Ismaïla Madior Diop pour la ville c'est un choix cohérent quand même. waaw léegi nag ñeneen ñi d'accord nu mu tudd. côté le ministre Omar Gueye. côté IRH. mais politiquement est-ce que c'est raisonnable. politiquement mais nag pour dire vrai ñoom dañ ko bàyyi terrain bi ñu waxee waxi élection ba léegi moom rek ngay dégg ci terrain bi. Ismaïla Madior Fall. waaw moom rek nga gis ci terrain bi. Ismaïla Madior Fall. moom rek nga doon gis ci terrain bi. ah bon. ah oui d'ailleurs de par fi mu jot a jaar ministère mais aussi du point de vue politique c'est-à-dire souvent mooy li kii wax nii s'il y a un leader au niveau de Tëngéej. waaw. koo xam ne il est vraiment présent sur le terrain politique. c'est le professeur Ismaïla mais Madior. politiquement. Oui, presque chaque week-end il est en meeting. et cetera il commence à se. li gën a graaw ci moom mooy dafa simmeeku affaire intellectuelle yooyu léegi c'est un gars très politisé très politique. en tout cas Omar Gueye c'est un chemin na bu élection yi jeexee si na ko continuer. gars yi daal bu élection amulee. doo leen dégg. du ñu simmeeku seen casquette tubaab yi ñuul yooyu. bu élection jotee ñu commencé dem seen kër yaay dimanche football match dimanche laal blouson añ ci mbedd mi yéeg tata comme Sidiki Kaba yéeg tata. yéeg kii. waaye jàmm kooku mooy dugg ci ba Ibrahima yéeg ay Jakarta wane na ñu nekk population yéeg sareet te gëmuñ daara ci li ñu def Ismaïla Madior Fall nag comme que yéen a ko wax de man gisuma ko bu dee nag yooyu lay def na góorgóorlu rek ba mu mbir mi jeexee na continuer xuus ci biir ndox yi dem ca canal ba jéem koo tëj jéem a lijjanti waa Rufisque waaw ñin moom madame Fall RCD moom conseil départemental. non ñin daaw da ñaa non moom conseil départemental. daaw da ñaa man daaw da ñaa laa àndal moom daal ku mu àndal laa àndal. waa jeex na waa parti démocratique sénégalais. waaw d'accord ba tey. moom mooy samp ka fay ne. daaw da ñaa rek moom biti daaw da ñaa sax moom dafa war a jàppale waay. yeewu askan wi xaaral ma. Seydou Diouf moom Nord la ne. non ban mais ban parti. moom moo nekkoon moo jël. moo remplacé maître Mbaye Jacques Diop. mais xam nga mi ngi ci biir. PPC. léegi bàyyi ma jàpp dem. déedéet waaye. njaab gi teel na njaab gi teel na. njaab gi teel fa. njaab gi teel na. waaw 8 heures jot na njaab gi jëm fan. yes. ayca ñu koy jaajëfal El Hadj Ahmed Aïdara ci yéen kaay xëy fësal moom lañ ci àndaloon ci kanam tuuti dañuy àndaax ki nga xam ne mooy le député du peuple bu fekkee ñëw na El Hadj Mouhamadou Mansour Diop fës kee ne nag suubu ci jotaayu xibaar bi.